asalaamaaleykum mbokki Rosso Mauritanie ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baaluwaat ñëpp ak tamit di baal ñëpp ak di leen wax rek seen émission point de vue gis-gis lu jëm toujours si coronavirus bi et toujours rek deuxième numéro si benn méthode de sensibilisation bu mooy que actuellement que là où nous sommes l'heure est grave mais la jeunesse mauritanienne plus précisément celle de la ville de Rosso gars ñi sont pas encore conscients du danger boo xamante ni lu jëm si feebaru coronavirus bi actuellement ni que Mauritanie il se trouve à 29 cas vu que ni que situation bi dafa grave mais la jeunesse rossossoise jusqu'à présent mi ngi am benn doo xam noo koy tuddee doo xam noo koy waxee mais vu que ni que tey dañuy def si une campagne de sensibilisation dañuy dem di rencontrer les jeunes et on va essayer de les poser des questions on va essayer de les demander ñoom tey situation bi fu mu toll nii étant des jeunes ñoom ñoo war nekk les premiers médecins pour aider nos chers médecins mais jeunes yi jusqu'à présent ils ne respectent pas les barrières yoo xamante ni waa kër docteur ñoo leen ko digle vu que ni depuis que ñu yóbbee confinement bi yóbbee ko couvre-feu bi yóbbee ko à 23h leur situation bi dafa gën a aggravé boo ñëwee si kaw télé bi da ngay gis benn situation bu délicate maanaam situation bu délicate ça veut dire que ni que jeunes yi dañuy regrouper si kaw télé bi loolu nag moo waral tey émission point de gis-gis di coronavirus bi lañu fas yéene waxtaanee ak la jeunesse démb ñi ngi woon Escale tey ñi ngi def destination jëm Diourbel xool jeunes Diourbel yi naka lu ñu koy dundee et di xool jeunes Rosso yi naka la ñuy dundee situation bi. donc grand maa ngi lay nuyu et donc di la ziar bu baax a baax. ça va man tamit. et vu que ni actuellement l'heure est grave situation bi population mauritanienne topp en tant que un jeune conscient en tant que un sportif et yow tey bu fekkee da ngay conseiller la jeunesse mauritanienne tey heure bi fu mu toll nii yow lan nga war a wax ni ñi nekk ci kaw télé bi di regroupé wu tey yow loolu la war a mën a wax. wallaay dëgg la tey nag on est dans un cas très critique. bon am lu mu wax jeunes lu dul nanu moytu nanu bañ rassemblement bi mën nañ dem promenade sax mais nu bañ a booloo beneen côté nu bañ a regroupement yu bëri quoi ku nekk mën na dem rek après ñëwaat nu bàyyi des ci tali bi di fo di ci jouer ay ballon parce que nu moytu quoi parce que le cas est très critique quoi. wallaay loolu laa bëggoon sensibiliser. en tant qu'un jeune est-ce que yow nangu nga ni delluwaat couvre-feu bi delluwaat ko à 21h. waaw nangu naa ko ñu delloo ko à 21h parce que c'est pour notre sécurité pour notre santé quoi parce que la santé avant tout man loolu laa ci gis quoi nangu naa ñu delloo ko. ok merci. voilà ok jërëjëf merci beaucoup Ramadan. et donc merci benn jeune la woon boo xamante ni bu ma tasaloon fii gars yi ñu ngi fii si mbedd bi ba léegi di dox ma dese ak ay jeunes yi photo wu ma dugg seen biir fas yéene sinon si mu waasi yaa ngi xeer. macha allah bismillah. yaa ak shabab. لا قبل كلكم يقدر يقبل ديستانس شوي من 1 متر كانوا يقول لي بالورقه نحن بالروايه ما معقول نعرف ان كورونا فيروس خالق يقال نحن الشباب لابد ان ندايق من فيروس كمان ندايق فيروس لابد ان كل حد يقعد شهر داره ما انتم بوركوا الشباب ما تقعدوا في داركم نحن لا نصدروا كيف الناس كامل نحن نبقوا نصدروا ويا كورونا تشين حتى يقال نعش عندنا واسو ورك نحن نصدر شوي ابري نرجع الجار والله كل عندي نقول اسكت انت مرك ما درت ماسك كيف انا جي ماس ما جبرتو ما عطاوه لي لود هالراسك لود لك حاول يديروا ان شاء الله دعنا نجبروا ان شاء الله دعنا نجبروا يا جاجف دونك لولون ميرسي نحن سمعنا عن جابوا ماترير ماسكات وجابوا قهات وجابوا ياسين انا نقترح لا انتم تقبلوا ديستانسكم كان يقول زين قبلوا ديستانس نورمالمون قالوا جابوا لنا ماتريال وجابوا لنا ياسر مشيقه نحن مارينا ان شاء الله دور شوفوا يا قد لابد ان حد يصبروا الناس انت ان تانك ان جن لابد ان تقول نحن سو نورمال ما نحمي نفوسنا الناس الاخرى تحمي نفوسها يقدر خارج شمول الاخرى ما يقدر يصبر نحن ما قدرتهم قاعد نقر منازلنا مرسى مقفوله وفرات مقفول محل ما انا جابرين شنو كل ما انا جابنا شي يشربوا ما يقدر حد يصبروا هي يقدر ياكل بالنهار يقدر في الليل حد يقعد في داره بالليل سكوما كل حد يشرب ني طنطن ويبكي تمشي تصدر دير ماسكه كوم انت عدت كاع زين دير حوليك من هون زين زين ومولي لا شاكر لكم توف نختار انتم الشباب مولي توقعوا الناس شهر دار والله لكم تكلموا مع الناس جزاك الله خير حتى والله والله شتاء فيروس كورونا خطير مشين حتى انتم الشعب تعاونوا روسكم تعاونوا جميع المسلمين يعطينا يا فيروس خطير يعطينا كل حد يقعد عند منزله نفوتوا نشوفوا طاري ولا مو طاري يا مرض خطير يعطي الناس تقعد عند اهاليها نفوتوا شتهم القانون هو يعطي الاخبار هو كل شيء هو يقدر يعدلوا ما يقدروا يوقفونه يقول ما يخاف حد كل حد يقدر يقفل اللي داره له قار هم طاونا ها ارانجمون تم عندنا 11 يعطينا حفول تعاونوا روسنا
نحن تعاونوا روسنا تعاونوا روسنا مولي شفت مولي الشباب يجروا يهربوا مع بوليس ياك مو ياك خطير ملاخ ياك دانجر ملاخ ياك شفت هناك ناس يعدلوها يشوفوا بوليس سنتوغا يشاطون بالاحجار قايل القانون واحد من يقدر كرده قلت له يبطلك هناك والله يقدر يجيلك في بريزون يشطك شيء يقري سمعتوا وانتوا ونحن تعاونوا روسكم وانتوا الحكومه يعني قال حد جاهل الحكومه بالحكومه ما يتعاند حد مع الحكومه نقول لك هنا باسكو الحكومه هي الحاميتك الحكومه كانت ما تدور مصلحتك ما تقول ما شافيرات ما قجل فيك التشي اللي جاك المرض يا كانت ما تبقيك ما اوكي ميرسي جزاك الله اوكي non la woon bien sûr c'était des jeunes qui s'exprimaient si làkk yëpp ñun dañuy làkk tukulóor dañuy làkk wolof bambara sarxule ku ñu dajal rek noo sentir ci question bi rek du la koy laaj donc nu dem fële ci Njurbel lu jëm toujours si émission gis-gis point de vue bien sûr di wax lu jëm si coronavirus bi et nous considérons bien sûr ak une femme battante mi fêter son anniversaire et comme nous on a l'habitude de le dire et bu ñu doon jaar si micro trottoir bi nous amaale occasion dugg en même temps di ko souhaiter joyeux anniversaire et c'est une femme battante et c'est une femme leader la et leader boobu tey duñu war moom ñëw fii si biir gàlleem bien sûr am pour jàkkaarloo ak moom am pour di waxante ak moom Aïssatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. et di lay souhaiter joyeux anniversaire. merci beaucoup c'est gentil. et di la ñaanal yàlla na nga dund ba njaboot di la defal bés bu mel nii. allahumma amiin allahumma ñu fekk ko ñun ñëpp te tal ko incha allah. sa anniversaire tombé ak période bu difficile du coronavirus étant une femme battante benn leader boo xamante ni yaa ngi fii ci biir Rosso Mauritanie tey si sa jour birthday bu fekkee dafa am benn conseil bi ngay jox la jeunesse mauritanienne plus précisément celui de la ville de Rosso tey ban conseil nga leen jox bu tombé coïncider ak sa jour anniversaire. avant tout d'abord maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant di rafetlu tamit ci seen déplacement bi ñëw suñu kër jeunesse rossoise nag maa ngi leen di wax nu ñu gën a fagaru nañu toog seen kër yi lu ñu leen wax aussi ñu def ko mi ñu def ko lu si mel na comme ñu def masque di raxasu kër bu ñu dem daal balaa ñu dugg nu raxasu ak saabu bu mu set ñuy protéger seen bakkan yi def se ay lunettes seen bët yi tout ça puisque lii épidémie bi ñëw nekkul lu ndaw nekkul li nga xamante lu ñuy caaxaane c'est du sérieux lu dëgg la donc nanu moytu bu baax loolu la amoon nañ. et merci ñu ngi lay souhaiter une longue vie santé prospérité et comme on a l'habitude de le dire fêter son anniversaire c'est grandir s'embellir mûrir vieillir surtout si vie. sama kër par surprise ngeen fekk sama kanam bi nii yaa xam loolu la mu doon demee mais xoolal ñi ngi dugg si biir dëkk bi ñi ngi ñëwaat lekk si gâteau bi tout à l'heure léegi noonu lay demee wala non bàyyi nu def ba ñëwaat. donc toujours ñi ngi fii juste entrée Njurbel toll ak camp de garde ak camp gendarmerie école de la gendarmerie ñu tase ak benn soxna bu doon doxantu et que vu que tey situation bi fu ñu toll nii maanaam ci feebaru coronavirus bi l'heure est grave bu fekkee tey da nga en tant que une jeune fille consciente wala une maman bu fekkee dafa am benn message bi ngay lancé jeunes yoo xamante ni te dañuy wax ni que feebar bi day bañee mbooloo te instant bi ñu ngi gis jeunes yu bëri yi tase si kaw gadron bi bu fekkee yow da nga am benn message bi ngay lancé en tant que une maman loolu wax. mooy nañu jël daal suñuy matuwaay li ñu wax daal nañ ko def nañu faral di masqué wu di raxas loxo yi ak saabu moytu dajale ko bi kii daal distance 1 mètre daal nañ ko respecté daal yàlla dina musal si affaire bi yàlla defal jàmm. allahumma amin parce que wax bi gàtt na te rafet na ñu ngi lay ñaanal un bon ramadan et merci beaucoup jaajëf. ba soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. et di la jaajëfee. ça va. est-ce que mën nga xool sama caméraman bi tuuti. ouais. étant une jeune fille. et nu ta sant ak yow fii ci micro territoire bi point de gis-gis et mu am maanaam lu xew ci réew mi. et mu sonal adduna bi di coronavirus. et tey nu war jàkkaarloog yow am question yu la war a laaj yi ndaw yi gàtt. en tant que jeune fille. heure bi tey duñu wax ni que coronavirus day bañ mbooloo. et tey yow xale yi ngay gis ci mbedd bi seen waa kër bàyyi leen ci mbedd bi. yow tey bu fekkee am na message bi ngay lancé. à travers suñu site tey ban message ngay lancé. dam leen di wax nañ téye seen doom yi et puis coronavirus mu ngi gën di dem rek nañ téye seen doom yi et puis bu ñu raxas seen loxo yi dam leen di wax nañ téye seen doom yi bu ñu ñëwaatee ñu raxas seen loxo yi parce que lii mu ngi gën di dem rek et puis ngeen toog seen kër parce que coronavirus daal mu ngi gën di dem rek. est-ce que yow tey d'accord nga ni que heure ñu delluwaat heure couvre-feu indi ko à 21h. ouais d'accord na xatte bu neexee sax indi ko 6h.
parce que mesures yi est-ce que yéen réellement en tant que jeune fille yéen ngi ni respecter les mesures. si ñu ngi koy respecté kay. ñu koy respecter. waaw. bu baax waaw. donc ñu ngi lay wax merci. waaw bye bye. jaajëf. sama waa ji maa ngi lay nuyu. waaye bëggee maa ngi lay ziare. ngay artiste bu mag a mag. oui loolu dëgg la. ni koy wax Baba bu Rosa Boys. waaw loolu war a mën a nekk. Baba nu tase fii ci biir Diourbel. barke borom Touba dox daje. Baba tey gis nañu réew mi fu mu toll. waaw métti na trop de. dëkk bi métti na. trop. artistes yi wayatuñu. trop. et te loolu bu artistes yi bëggee mën a way il faut que nit ñi toog seen i kër di raxas seen i loxo yow tey xoolal xale yi gis si mbedd bi actuellement Mauritanie ñu ngi si 29 cas vu que ni 9 yi wér nañu et que ni 20 yi la ñu amagum pour l'instant bu fekkee yow en tant que un artiste dafa am conseil bi ngay jox jeunes yi loolu leen wax. waaw conseil bi may jox nit ñi parce que bu ñu waxee li nga xamante ni ñëpp dëgg nañ ko ku nekk dafa war a toog fu mu war a toog ku nekk war nga toog sa kër xam nga. ba jàngoor bi dañ nga xam yow sa bopp foo toll sax dégg nga mais bëgg a neexaay tamit du tax tamit waaw nga nekk di yàqal sa bopp parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk tamit mais dafa am njiit tamit te njiit bu waxee dara tamit ñun dañ ko war a topp waaw dëgg neexul na. waaw mais war nga ma mën a may dara ci ngéwal gi de. non dara non ngéwal bi instant bi dafa tëj. non ngelaw bi dafa tëj. parce que aar bi dafa tëj mais war nga nu mën a. non ngelaw bi dafa tëj nag barke borom Touba. loolu fente si coronavirus. ah lu mu koy feetee. moom feetee li dafa bare parce que lu mu tëj tey dafa bare nii. génneel ma benn. waaw dama ni xaaral damay wax tuuti rek. waaw dama ni ne ko jigéen ci kër ak jëkkëram mooy liggéey njëriñ ne ko toogal toog naa root naa nga ni ko ataaya sax balaa baax day am naana foofu rek baax na bien sûr c'était Baba bu Rosa Boys di ko jaajëfal wér a wér donc di wax rek One Pro ñi ngi dem Médine xooli luñ fay. mbokk bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. yow mi ma dagal ngay def benn promenade léegi. waay wallaahi. di la ñaan nga xool sama caméraman bi tuuti ndax du mën a waxtaan. voilà en tant qu'un leader un artiste un comédien l'heure est grave mais tey bu fekkee tey dafa am benn message bi ngay lancé à la jeunesse rosaçoise tey ban message nga leen di lancé. bon maa ngi nuyu ñëpp nga xam te ñoo ngi seetaan chaîne bi rek laa mën a wax bon man tey su ma amee benn message bi may lancé jeunesse bi ak moment yi ñu toll grand damay wax nañu toog suñu kër parce que commencé si man c'est la première fois may génn dem promenade tey la. donc juste pour xool rek ak xam li nga xamante ni moom la gars yi di wax et à travers aussi samay scénario ou bien samay texte tamit pour ma mën si bind wala ma mën def dara il faut ma wàcc pour xool te billaahi rek yàlla seede na li may wax que ni c'est la première fois tey may génn di dem promenade donc ma li may ñaan ñëpp nga xamante ni ñoom ñooy seetaan bien ñoom ñi nga xamante ni daanu gis li may wax mooy ñun ñëpp nañu toog suñu kër lu ma wax kenn toogal sa kër mais nañu toog suñu kër ñun ñëpp commençant par man yow ak keneen ki nga xamante moo ñu seetaan xëy na du ñàkk incha allah yàlla dina def ndox mu sedd ci affaire bi. affaire bi métti na doy na waar te indiscipline bi est-ce que gis nga ci kaw télé bi. wallaahi gis naa ci kaw télé bi wallaahi parce que li ñuy wax rek geste barrière yi ndax ñoo ngi koy respecté métti yaa ma gën a xam gis kuy ànd ñii di longo ñii di jàppante groupe taf ñii di football ñii di def lii donc. et ce qui est dangereux actuellement ni mi ngi dem ci région yi yaa ngi dégg Kifa yaa ngi dégg ay Amourj Hott al Chargi côté bële mais tey. lépp gars yi duñu doon yaakaar ci capitale bi léegi mi ngi dem ci région yi donc ça veut dire que ñun nous tout près du Sénégal ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàlla na yàlla génnee mbas mi mais tey ñun ñoo war a gën a farlu ci feebar bi mais yow tey bu fekkoon dafa am benn solution bi nga war a apporter en tant que un jeune un artiste bonne solution nga ñuy jox. waaw ñun solution bi may joxe mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy des acteurs de développement comme man comme yow comme keneen ak keneen ak autres yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk mooy ñu toog ñu wax ñu trouver beneen solution parce que li nga xamante ni dem na kii fa dem na yeneen comme ni nga ko waxee léegi ak ñi nga xam ñu xaw a jóge Sénégal bu mu ëpp te transport baa ngi dem ndax yaa ma gën a xam donc ñun seetuñu mbal ba léegi ñun ñii rëccuñu donc lu ñu war a gën a wax solution bi nga xam te moom moo gën a am lu gën a rëy daal mooy ñun nañu toog suñu kër waaw bokk na si nga xam. maa ngi lay jaajëfal jël naa sa temps. amul benn problème. di la xam naa ni boo génnee di nga toog réew mi. merci encore waa citoyen du monde même si Mame Gueye et di la souhaiter un bon Ramadan one love respect ma bro wan ñi ngi dem ba fan ñi ngi delluwaat Médine parce que il fait 23 heures bu manqué 8 à 9 minutes donc dañuy def ndànk parce que à 23 heures war nañu mën a fekk seen biir kër yi donc ñi ngi dem Médine léegi. donc salaamaaleykum encore toujours surtout micro territoire bi instant bi nii egg nañu biir Médine 2 ma tase ak sama benn mbokku taalibe bu mel ni man selam mi salminima mi juurima mbaɗɗa tampere moɗum machallah jii joni ko rafidi tampini aduna o rafidi ko wiyete ko coronavirus yimɓe ɓe fof eɓen mbowol eɓe mbi yimɓe hel docteur cafrotoɓe ɓe mbi rafidi yiɗa yimɓe ɓe bon gonda
ensemble contact uji ɓe jiiɗa ɗum mais minen rosanaɓe minen ɓe fof eɓen mbowol en tant que jeune holko woni miijo ma walla hon haala jigɗa pour sukaɓe ɓe wonde bowol sukaɓe wonde bowol wiya restez chez vous ani restez chez vous won joɗe galleji ma wano wiya affaire ɗum noon affaire baluji em goppu ɗum e keɓe ndentat ko ɗum rafo sali ko ɗum batten ko enen noon ɗum ko celɗe wadde ayi sin en joɗinom galleji men en mbaɗini wiyani inchallahu ma Allah waɗen surtout rafo wasa yettade men ko enen rosaɓe en tiit koye no feewi joni so laamu jetti on retti couvre feu waddum 9 heures an a jaaɓi ɗum mbeɗa yayde hen ɓe tan ni en cali joɗade mbeɗa yayde hen Allah jarama e Allah jarama sinno ka almude wonna men duwaw wona almude wonna men duwaw ew bismillahi rahmani rahim dekke juuɗe ma ñagoɗen ceer dekke on dekki yo Allah ɓe sutur amin toujours si micro territoire bi di wax lu jëm si coronavirus bi mais fii dama dugg si benn atelier tailleur vu que ni koy bientôt l'approche fetu korité bi di tailleur boobu mag benn artiste la tamit ni koy wax Moro fekk fii si biir place am mi ngi dagg Moro maa ngi lay nuyu di la jaajëfe ça va yu yaa ngi si jàmm naka mu lépp taw fi macha allah maa ngi am jàmm bu baax da ngay jàkkaarloog sama caméraman bi waaw maa ngi koy gis di leen nuyu bu baax a baax ça va macha allah maa ngi am jàmm bu baax naka koor gi noo ko dundee ah koor gi daal mu ngi nii rek métti na suñu côté ñun ñi téyeer yi wax dëgg yàlla parce que man lu may jooy la samay mbokk téyeer yëpp di jooy feebar bi ñëw na te nit ñi dañuy moytu ci lu bëri te loolu surtout loolu suñu clients yi sax bu ñuy ñëw fii gën dafay am lu ñuy daw ñun moo tax li gën bëre du ñuy woo rek distance boobu duñ koy moytu à chaque fois du ñuy woo ñun nooy dem di am lu ñuy defante ak ñoom ñu ñëwaat uniquement xam nga rek ñu moytu lu bëri bañ balaa ñuy lor askan bi. léegi àdduna fu mu toll nii duñu wax duñu war dund ak virus bi virus bi bu ñu war dund ak moom maanaam duñu war takk ay masque yéen tailleur yi comme sama masque bu ma defi tailleur yi ñoo koy defar est-ce que yéen ñi ngi essayé toog xalaat si tissu yi ngeen yor yi ngeen defar si quelques masques quartier bi ngeen nekk wala koñ bi ngeen nekk bi ngeen si mënee jox ñaari nit wala ñetti nit ngeen def seen participation est-ce que yéen ni ngeen xalaat lu mel noonu. ah ku mel ne man xaw ma de waaye ku mel ne man maa ngi ko doon def mais bu affaire bi xawee arrêté dëgg yàlla dama arrêté sama loxo nu toog may sama bopp jàmm bon defatuma dara ma concentré si sama ñaw mais bu ma déggaatee ko affaire bi ñëw na donc defooguma ko wax dëgg yàlla pour l'instant defooguma si dara mais am naa xel boobu fas yéene naa ko def te incha allah bu ma yàlla mayee tuuti moo kii dinaa si commencé incha allah. léegi nag clients yi est-ce que clients yi comme yéen koy sentir événement est-ce que yéen ngi ni sentir loolu. waaw du nga ko doon sentir chaque année waaye année bi moom métti na su ñun su man ak sama bépp téyeer nag bu nekk fii léegi suñ du ñuy liggéey sax di laqatu du ñuy liggéey di laqatu waaye sant yàlla daal. parce que 23h bu jotee da ngeen teg seen boutique. waaw 23h bu jotee du ñuy tëj même pas 23h sax 5h day jot sax da ngay gis ñëpp du ñuy ragal ñii du ñuy daw seen biir kër ñii du ñuy xëy na ñun ñi nga xamante ni suñu atelier jóge noonu moo tax du ñuy mun di tëju suñu biir kër. di toog fii gën di liggéey duñu ñibbi sax suñu néeg yi. est-ce que clients yi am nañu compréhension. waaw am na ñi nga xamante ni bu ñu ñëwee dañuy def loolu am na benn distance bu nga xamante ni duñ koy moytu. maanaam couvre-feu bi ndax ni seen ñaw yi bu tardé est-ce que ñi ngi am compréhension de situation. waaw surtout loolu nag loolu mooy suñu problème parce que couvre-feu bi bu mu amee am na ñi nga xamante ni duñu comprendre loolu am na ñi nga xamante ni encore wax nga wax ba nga xamante ni dafa am sens tamit. ñun tamit aussi duñ si war client yi tamit duñ si war di si bàyyi xel surtout ci loolu instant bii gën ñaw bu tardé sax nit da nga war comprendre ci lu bëri. temps yi ban modèle moo génn. ah am na yu bëri yu génn de wax dëgg yàlla. donc sa kaddu bu mujjee looy wax point de vue gis-gis suñu émission la boo xamante ni si plateforme si site YouTube bu One Pro la nekk bu fekkee dafa am benn kaddu bi ngay jox askanu Rosso Mauritanie sa kaddu lan lay doon. waaw première chose bu may njëkk wax mooy que ni def ngeen li nga xamante ni bon. gisuma ñu ko def fii gan bi mooy première fois man moo koy gis te lii nekk na li nga xamante ni dafa nice day tax aussi ñun ñi téyeeri suñu bopp di gën si xam suñu bopp gën si mun di créer yenn affaire aussi di si def lii lu nice la donc doon na action bu nice yàlla na si yàlla si biir weeru koor bi ngeen ko commencé di koy def yàlla na ko yàlla gën a aj muy gën a dem ci kaw quoi.
wan modèle bi nga dóor bu ban modèle nga ni wan bu pare fii instant bi nii. yu bëri yu dem mais peut-être xëy na am na benn bu nga xamante mën naa leen ko wan am na ay bagages yu fi nekk yi nga xamante ni dama ko doon dóor bon xëy na am na yu bëri yu dem mais bii moo fi xaw a des comprendre bii kii benn robe la kii velours la mais robe bu jël forme la yëpp comprendre cas yi ñun noo koy def ci biir doon na li nga xamante ni lu xaw kii la quoi suñu création bopp la rek. kon yow nekkuloo artiste boo xam te ni tëgg sabar rek nga mën. non man loolu dunduma ko sax ay tëgg sabar ay affaire yooyu parfois damay yàlla di may xiir rek ma daw te dem si karak nag wax dëgg yàlla moom mooy li nga xamante moom laay gën a bëgg sama kër àddina mais temps yi moom wax dëgg yàlla sabar coronavirus bi moo tax sabar génn sama xel sincèrement parler oui. coronavirus bi moo tax sabar génn sama xel carrément billaahi wër na yàlla door rek waar. donc ñi ngi lay jaajëfee lu wér di la jox rek di la souhaiter bon mois de Ramadan kooku moo nekkoon sunu un artiste. et du artiste ni ko rek da ngay nekk di tëgg sabar wala di fecc wala di way artiste da nga war a am métier artiste la boo xamante ni dafa am métier am donc nu ñëw ko par surprise. si micro trottoir point de gis-gis boo xam ne point de vue gis-gisu Ramadan lañ ko tuddee ñëw ba si biir atelier am donc nag duñ koy ñaanal rek di wax ni que les artistes du fecc ak tëgg rek mu foofu la artiste war a yem artiste dafa war a am métier parce que y a pas de sous-métier lépp loo mën a def rek pour daan sa doole si la bokk c'est un exemple c'est quelqu'un à féliciter di ko ñaanal yàlla ci métier am bu mu nekk bi yàlla nag si yàlla defal tawfiq donc actuellement nii ngeen delluwaat noonu egg noonu suñu point de départ les biir Médine côté cinéma fi leen jëlee woon départ di wax rek lu jëm ci feebaru coronavirus bi deuxième numéro maanaam di waxtaan ak jeunesse bi ñu ni tasanteel ñoom la ñuy waxanteel di leen wax pour lépp lu jëm ci cadre de sensibilisation bi lay doon donc ñi ngi ñaan la jeunesse mauritanienne bu rawatina ville de Rosso et na gars yi respecter les barrières c'est pas normal rafetul et que jeunes yi di nekk ci mbedd bi di dox et di football de gauche à droite ñun tey lii moom mooy suñu xeex en tant que des acteurs culturels ñi ngi leen di ñaan et di leen ñaax et di leen wax ni que rek feebar bi ñun ñoo ko mën a xeex parce que nos braves médecins yu nekk yi si biir hôpitaux yi et bàyyi seen i kër uniquement pour nos santé et donc nag ñi ngi wax nag la jeunesse mauritanienne et donc de ne pas attendre bu ñu xaar X wala Y ñun ñooy nekk les premiers soldats ñun ñooy nekk les premiers policiers parce que couvre-feu bi bu ñu ko ba 23h donc à 23h ñun ñi ngi nii duñu war a clôturer parce que il fait 23h passé de 1 minute dañuy tëj et di leen jox dox daje ba beneen et di ñaan yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na yàlla aar peuple mauritanien yàlla na yàlla aar àdduna wërngal këpp et di wax na nit ñi raxas xol yi nañu yéene et di ñaan sëriñ si nañu jël seen i kurus tallal yàlla ji loxam et ndax mbas bi génn ci àdduna bi na ñëpp am jàmm yàlla nañu yàlla defal tawfeex na xol yi feex one love one pro Chiko Mari bien sûr ak Mr P Papa Thiembé respect mes broda jaajëf loolu la rendez-vous à demain inchallah